jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellusiwaat fa mu leen daan nuyoo rek démb ak bërki démb tey nag ñu am mbégte dalal benn actionnaire kenn ci actionnaire u émission bi donc gëjoon nañu ko gis xaw na fa gëj na tuuti def naa mine de yaay 1 an yooyu jàpp 2 ans donc waaye ci actionnaire yu mag la nag ci émission bi sama papa la di Habib Sy ancien ministre plusieurs fois ministre su Wade nekkoon tamit directeur de cabinet tey mu créé parti politique am tuddee ko parti de l'espoir et de la modernité yaakaaru réew mi ci beneen wàll nag ci élection présidentielle yu 2019 bi candidat la woon mujj gi mu dem nag di soutenir candidature Madické Niang ci biir coalition Madické 2019 jamono yi nag moo toogal bokk na si ñu toogal opposition bi ci comité de suivi bi nga xam ne moom la président Macky Sall taxawal pour rek mu saytu ak contrôler la nga lépp lu tukkee ci force Covid 2019 kon monsieur le ministre d'État Habib Sy sama papa ji ñu ngeen baalu ma ne comme d'habitude temps yëpp samay papa sama yaay laay invité man mënumaa sàllalu donc léeg-léeg su ma tëbee ne papa rek baal leen ma donc ñu nuyu la sant la ci ni nga génne sa confinement bi ak tamit ni nga sa masque bi ma sa mënoon a takk masque mais comme ñi ngi respecté kii bi nu ñu ko waxatee distance bi distanciation bi ñu ngi koy respecté donc fin bi émission ma takk sa masque ma bàyyi la nga nuyoo papa ak Sénégalais yi lay seetaan di la déglu. salaamaaleykum Aïssatou. maa ngi lay nuyu yow ci sa bopp d'abord. di nuyu askanu Sénégal yëpp. comme dañoo nekk ci weeri koor. rawatina kilifa diine yi. suñu xalif généraux yi. di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay. amiin yaa rabbi. dolli leen wér. amiin yaa rabbi. te yàggal leen suñu kanam. amiin yaa rabbi. di ñaan yàlla suñu borom. lii nga xam ne moo ñu ko teg. muy coronavirus wala Covid 19. moom mi ñu ko teg na tool ñu ko. yàlla ñu ko teggil. amiin yaa rabbi. ci nu mu gën a gaawee. amiin yaa rabbi. ba kenn bañ cee lorooti. amiin yaa rabbi. ñi nga xam ne dañ cee génn àdduna yàlla na yàlla yërëm leen xaraleen aljanna. amiin yaa rabbi. ñi ca feebar. yàlla may leen wér yëkkati leen. amiin yaa rabbi. ñim dalagut yàlla bu mu leen dal. amiin yaa rabbi. yàlla na yàlla aar Sénégal. yàlla na yàlla aar adduna bi. ba mu jóg fi ci jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi. amiin yaa rabbi ni nga duggee ci biir émission bi am na solo papa donc ñu ubbi rek ñu door kon di la laaj ndax kontaan nga ou pas ci ni nguur gi di doxalee ba crise sanitaire bi accès ci réew mi ba léegi ndax kontaan nga ci mesures yi teg ak yi ni mel ban jàngat nga ci am. waaw njàngat bi ñu ci am mooy il faut que ñu deltu gannaaw tuuti ñu gis ne bi nga xamee ne dal na ci réew mi ku nekk na ngaa fàtte sa bopp jiital Sénégal muy opposition société civile ñëpp bàyyi la ñu jàppoon dem wuy ji woote président Macky Sall xamal ko ne ko nit ñi ñëpp dañuy ànd ak moom jàppale ko pour li nga xam ne moom la ñu bëgg a tëral ci réew mi jëlee fi feebar bi ñu ñaan yàlla mu dimbale mu jógee fi man nag damay xaw a tolérant tuuti ndaxte loo xam ne musul am ci àdduna bi rawatina réew mu mel ne Sénégal amul doole yàlla këpp ko suñu kaw te xamuñ nu muy demee il faut que ala kulli aal moo am ay rëq-rëq kon lii nga xam ne ñun moo doon suñu engagement boobu ba léegi te génnuñu ci ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci front de résistance nationale dañ ci ànd ak toujours le président de la république ànd ci ak askanu Sénégal mais tim di ci génne suñu xel ak suñu xalaat boo xam ne bii bu ñu gisee ne lii dañoo yaakaar ne lu dëng la luy yàq la ñu wax ko
bu ñu amee xalaat ne lii war naa mën a defar ñu def ko ñuy ñaan yàlla ci wàllu woowu Sénégal yëpp ànd nekk benn ba ñu génn ci lii li nga xam ne nag moom la ñu war a xam mooy surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci nguur gi te ñëpp bay la ñuy jëm la ñu nekkoon leen jàppale ñu bañ koo defee ñoom it occasion boo xam ne bii dañ ciy jéem a profité pour dëgëral seen toogaay. exactement. loolu bu amee rek day yàq. dëgg la. dañoo war a jiital réew mi rek ñëpp ànd nekk benn suñu médecins yi personnel de santé wax dëgg yàlla il faut que ñu beral leen cant ak di leen ñaanal yal na yàlla aar leen wane nañ jàmbarte mu mat sëkk ndaxte c'était pas évident que mu demee nii c'est vrai. les forces de l'ordre métti na am na ay dérapage et cetera mais lu ñu mësul xam bu ñëwee il faut que yu mel noonu am dëgg la. il faut qu'on soit tolérant mais ñoom it ñu yëkkati seen bopp xam ne am na loo xam ne waru mën a am ci réew mi boo xamee ay erreur ñu souligner ko ñu rectifier ko ñu avancer les gendarmes policiers et cetera ñoom laa bëgg a wax la presse qui joue bien son rôle n'est-ce pas parce que danger dafa am mais les journalistes les reporters ku nekk yaa ngi jóg quel que soit les risques di dem ci hôpitaux yi et cetera pour nit ñi xam lan mooy feebar bi ngir ñu mën leen a artu ku nekk daal yaakaar naa fa nga nekk fi mu nekk kilifa diine yi ñi ngi wax li ci des nag moom mooy yaakaar naa nag borom réew mi président de la république ki jiitu dafa war a génn nag wax ak nit ñi parce que c'est bien dem wax ak ay France 24 et cetera c'est bien mu dem jouer Lido avec sa famille soxna seeg doom yeeg yëpp daal masqué wu. waaw confiné wu mais ndax xam ne am na yeneen njaboot n'est-ce pas waa kër Bakk Samba Dior ci njabootam la ñu bokk waa kër Ñaawale kër Penda Sarr ci moom la ñu bokk il faut que mu génn moom it léegi-léegi bu ñu tollee ci yenn yi il faut que général bi génn wax ak nit ñi bi Lido ba pare ak njabootam ndax xam ne njaboot gi ci biti nag ci lañ bokk. war naa génn nag ñu yoote ak moom wax ak ñun parce que sama kàddu moom kàddoom fi mën a àgg suma kàddu mënu fa àgg déedéet. bu fekkee ne yëf yaa ngi yokk ñu ne cas contact yaa ngi yokk cas communautaire yaa ngi yokk et cetera nit ñi jaaxlañu lañu il faut que président nag wax dëgg yàlla mu def ne yeneen président yi man gis nga foofu. war naa mën a génn aha dem hôpital seeti ñoom professeur Seydi foofu laa bëggoon a ñëw. félicité leen war na mën a dem Ziguinchor war na mën a dem Touba fi nga xam ne ay centre et tout parce que- mais ñu protéger ko bu baax waaw. loolu c'est dans l'ordre du possible parce que papa. wax dëgg yàlla il faut le dire président Macky Sall daal au jour d'aujourd'hui moom da nga laa mos a gis président moom laa gis président boo xam ne seetiwul maladie ya seetiwul ña confiné seetiwul cas contact yi seetiwul sa système ndaxte dem na seeti daa ba hôpital boo xam ne daa nekk fa. ceeb ba daal seeti na ko moom waaw seeti na ceeb ba. waaw moom toog na di Lido. mu nga mais fi ñu koy xaar comme ni nga ko waxee sax nag yàgg naa dégg nga koy wax mos naa dégg si temps yi am na. ah oui je le dis toujours que ni dëgg-dëgg général fu mel ni bu mu tollee. général na ma dëgg fa yàlla soldat bi ñu nekkee ci kanam am na foo xam ne général moo war a génn. absolument nga mobiliser les troupes defal ñii. defal seen xel yi dal. xoolal Macron nu mu def. dem seeti ji pourtant professeur Raoult ku ne xam ne il est très controversé. même en France. mais moom il a fait fi Macron. de ñi ko naan bul dem ak bul ndàng ak ñi ŋàññ Raoult mais dafa dem waaxu dem ba Marseille dem toog ak moom gisal boppam waaw gisal boppam day encouragé nit ñi mais président Macky Sall gisoo président Trump démb mi ngi dem seeti fu ñu def la ay masque et cetera mais kii moom dafa ñëw dafa loolu tëggu ragal xam naa ragal ngaa ko wàll waaye nag bu dëgg franchement c'est vrai mooy président. mais mooy président buy génn tim dañ koy protéger bu baax. il faut ñu protéger ko. ba ci des mooy prolongé nañu couvre-feu bi yóbbu nañ ko ba le 2 juin li nga xam ne préfet bu Dakar jël na ay mesures yoo xam ne dafa jëm ci wàllu njënd meeg njaay mi. léegi un jour sur deux ñii ñooy jaaykat yi ñii ñooy ubbi ñële ñooy tëj. mu am nag commerçant yi xam ñi ngi ñaxtu ndax ñoom lañ jàpp ne dëgg lii seen gagne-pain la mënuñu xëy suba toog seen i kër yi te amuñu lu ñu toogaale. ña ci des tamit jàpp ne grande surface yi la ñu bëgg a yàqal lépp mooy supermarché yi ñoom seen foofu tamit papa ban jàngat nga ci am.
waaw suivre naa ko un peu mais dama yaakaar ne préfet quand même daf ci am ñi mu ci waxtaan ak dafa waxtaan commerçant yi waxtaan ak ñoom. ba ñu dégg. waaw ñoom recevoir ay UNACOIS yooyu. waaw waxtaan mais dégg naa commerçant yi di ñaxtu naan ñee sont pas ci UNACOIS yooyu ay patron la yoo xam ne xamuñu li base bi terrain lu ñu dund. waaw xam nga moom laa la wax sànq rek. yëf yi comme mosu ñoo xam ne mu demee. daf ñoo bett. te mu ëmbale adduna bi yëpp. il faut que mu am ay tâtonnements. Vous comprenez? Donc le préfet je ne le connais même pas. mais comme dafa waxtaan ak certains commerçants. ñooñu ñoo ko xelal na jël mesure bu mel noonu. comme dans le domaine de la santé. stratégie bi dañ koy def muy évoluer. en fonction des circonstances. nañ ko bay ñu ñam loolu tuuti ba xam. buñ dawalee 2 semaines. gis ne affaire bi doxut. ñu xool ni ñuy def ba jooyanti ko. n'est-ce pas mais il faut que ñu jël ay mesures. il faut que nit ñi aussi comprendre loolu. def de sorte que marché yi am bunt yoo xam ne ci leen nit ñuy duggee. buñ ñëwee ñu teg fa gel hydroalcoolique. teg fa ay masque di xool nit ñi ni ñuy duggee. di leen jàngal ni ñuy takkee masque. ñuy dem ndànk-ndànk di jënd di dem et cetera yooyu yëpp ay xel la ak xalaat yoo xam ne yii rek. gouvernement bi mënoon na koo def. ba ci des mooy fonds Covid bi ci boppam ak lépp loo xam ne j'ai envie de dire et son lot de casserole xam nga waxee nag ci wolof mais gis nga scandale yu bari yi nga xam ne ñoo ca àndaale bés bu yàlla sàkk bu bees génn bu njëkk ba gis nga ko déjà Mansour Faye mañ jox. yëf ya la muy goro ci président Macky moom itam Mansour jël yëf ya transport bi dem jox ko Diop Sy coow na kur gis nga Diop Sy sax après ñëpp xam nañ ne société am boobu daanaka existence virtuelle xanaa la war a am ñu jox ko terewul suuk ceeb ba ñu jox ko HM mi nga xam ne inconnu au bataillon diwliñ baag ñuy jooy lool pareeguñu diwliñ baag suukar ba ñu jox ko Idi Thiam ma lee nga xam ne man ak moom ne wax naa ko fii keroog ne sama benn xarit cere ba sonn ne naa ko Idi Thiam ndek ne man ak moom ñooyam lu ñu booleeg suukar diwliñ mooy ataaya ak taal ceeb donc ba léegi dégg naa joxegul benn mosu suukar wala benn litre diwliñ joxegu ko donc scandale yooyu yëpp monsieur le ministre d'État loo ñu si mën a wax ci ay xalaat. bon li ma la ciy wax Aïssatou parce que man dama bokk ci comité de suivi. la xew ca comité ba. du ma ca wax. ndax lan doo ñu samay tuuti. parce que damay am obligation de réserve. nekk fa ak sumay nawle. ñu ne bu ñu di defee suñu liggéey. dañoo war a def rapport di rendre compte président de la République. mais lii danaa ci wax. li tax ma ne danaa ci wax. mooy ba muy xew. comité bi amagul. te ba léegi ci suñu liggéey àggaguñ ci foofu. commencé gu leen sax. comme nag bi muy xew comité bi amagut. te man am naa ci tuuti am naa responsabilité. ma am ci sama xalaat ak sama gis-gis. waaw. du sax politicienne pour ay politique gu caaxaan. mais damay wax ci administration. parce que président dafa jël ñaari décret. benn bi moo sos fonds bi muy tuddee force Covid 19. benn bi. mooy bi nga xam ne moo créé comité de suivi bi nga xam ne ci la ñu nekk. d'abord boo jëlee décret bu 1er avril bi nga xam ne moo sos fonds Covid bi moom lu ma ci jaaxal tuuti ci wàllu administration. mooy dañu ne fonds bi ña ngi ko dugal ci biir ministère des finances. ni ñu ko dugalee ci biir ministère des finances nag am na ñaari kuréel yoo xam ne ñoo ko seq. benn bi mooy lu ñu tuddee conseil stratégique. mooy li nga xam ne mooy xalaat fonds bi junniy milliards yooyu nan lañ koy doxalee. ñu ne conseil stratégique boobu président de la république moo ko jiite.
beneen bi muy comité technique. ñu ne comité technique bi moom li nga xam ne moom la conseil stratégique di santaane ci liggéey moom moo koy def te comité technique boobu ñu ne ministre des finances moom moo ko jiite. première li ma njëkk a jaaxal mooy nan la ñu mën a créer fonds boo xam ne ma nga ca biir ministère des finances ñu ne président de la république moo ko jiite. man loolu jaaxal na ma ci wàllu administration. rax ci dolli bu fekkee ne dañ ne comité technique bi ministère des finances jiite moom mooy doxal santaane conseil stratégique bi président de la république jiite damaa xamut lan moo jox pouvoir ak compétence ministre Mansour Faye ba moom mu dem di jënd ceeb ak diwlin ak suukar normalement waru koon def ci compétence am dafa waroon kay président ne ministre des finances yow comme yaa jiite comité technique bi lii ñu soxla yow demal jënd ko mu wax ak commerçant yi xool na ñuy jëndee ceeb xool na ñuy jëndee dawlin xool na ñuy jëndee suukar xool na ñuy jëndee saabu moom bu jëndee ba pare nag mën na ne Mansour Faye comme yow ci comité technique bi nga bokk seddaleel yóbbu ko ci turu président de la république et cetera loolu rëq-rëq la beneen bi mooy boo xoolee may wax ci ceeb bi rek niñ ko jëndee ministère du commerce ministre bi 2013 dafa jël benn arrêté dal ne léegi ceeb lii lañ koy jaayee kenn mëntu jaayee lu ko ëpp loolu ci Sénégal ceeb bii nga xam ne nag moom du ceeb non parfumé la brisé maanaam mooy ceeb bi nga xam ne moo gën a suufee ci ceeb bi ñu ne importateur bi ki koy indi ba ci port bi moom mi ngi ko war a jaayee kilo bi $4.7 maanaam tonne bi war na ko mën a jaayee $200,000 ak juróom-ñett wala $200,000 ak juróom-ñetti junni yu ci topp ñu ne boobu mooy importateur ñu ne moom bu paree jaay ko loolu grossiste bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi ñu ne moom mi ngi war a jaayee ceeb boobu kilo bu nekk $40 ak juróom-ñeent boo ko xaymaa ci tonne mu nekk $200,000 ak juróom-ñeent 245 000 nga dem ci détail bi mu war a jël 260 francs du noonu léegi nag gouvernement moom ci boppam ak Mansour Faye ñoom waxuma sax jëndeewuñ prix import jëndeewuñ prix gros dañoo gën a cher dépassé nañ prix bi nga xam ne mooy prix détail Mansour Faye moom mi ngi dem jëndee ko 275 francs muy juróom fukk yu tegal fukk ak juróom n'est-ce pas boo jëlee nga méngale ñaar yi bu fekkoon ne daf ko war a jënd 240 jëndee ko 240 mu jëndee ko 275 mooy gouvernement bi perte na foofu kilo bu nekk juróom-ñaari dërëm tonne bu nekk gouvernement perte na ca donc juróom-ñaari junni bu fekkee ne ñoom dañoo jënd 100 tonnes 100 000 tonnes lañ jënd muy ci opération boobu te ñu waroon a jënd prix gros gouvernement bi perte na ci $3 milliards ak genn wàll bu fekkee ne da nga jël prix détail muy 200 prix gros muy 245 kilo bu nekk gouvernement perte na ca juróom-benni dërëm boo ko jëlee ci tonne 100 000 tonnes muy gouvernement bi perte na ci $3 milliards loolu lu doy waar la te pourtant mënoon nañu yoon may na leen ko fi mu nekk ci jamono ji ñu xool parce que xam nga dañoo nekk fii cosaan Alla Seck moo daan wax ndeysaan ku xamul mënuloo bàyyi woo tey def du noonu la lu yàqu yow waaw Mansour def naa dafa xamul mënul ba pare di def moo tax lu yàqu moom moo tax affaire bi yàqu n'est-ce pas te mënoon nañu bu fekkoon ne moom même bu fekkee dañu enfreindre li nga xam ne moom la décret yi wax mu associé ci ñi nga xam ne ay compétences la ñu am
ku mel ne ministre du commerce. ku mel ne dama yaakaar defuñu ko. ku mel ne ministre des finances. ku mel ne ministre des transports et cetera. ñu xamal ko parce que am na ay techniques yoo xam ne yi sax même ceeb bi. ku leen wax ne saago yi ñu leen jox mat na. ku leen wax ne qualité bi ñu baax na. parce que loolu ay technique yoo xam ne yi boo demee ci agent ministère du commerce ñoom mën nañ ko am defal la ko rax ci dolli mënoon nañu sax ne stock yëpp nañ ko seet fu mu toll ci Sénégal buñ xayma stock yi ku nekk ñu xam li nga am ñu ne ñii kat nañ fexe comme réew mi dafa métti adduna bi jaxasoo na commerce bi doxul nañ fexe commerçant bu nekk boo xam ne da nga yore ceeb ñu mosal la ci jarul ay appel d'offre et cetera. buñ ñëwee ci kii na ko yow lii nga yore ciy tonne. man lii laa ci soxla. en tant que gouvernement. mais prix bi nga xam ne man maa ko fixé moom laa koy jëndee. duñ ko bañ. bu ko defee jàmm ne béy. et ñu woo ministère du même ki nga xam ne moo lay jaay ceeb ñoom xam nañ nu ñuy transporter ceeb. boo leen waxee ne dama bëgg ceeb. bu dem Kédougou. ndàngam laa koy jëndee et puis danañ la ko defal. mais monsieur Mbese foog nga ne loolu tam ñoo ko tey parce que ku mel ne Mansour Faye bu xamulee tamit gëw ma ne am na sañ-sañ boobu def lu ko neex comme ça sans truc pour man affaire est-ce que ab dugal tuuti tayeef ma xaw a nekk maa tey mu am moo tax nit ñi di wax ne dil ñàkkul nekk mu nekk ci suuf. loolu man mënuma wax ay affaire yu dil wala amu ci mais daal man daal li ma mën a constater. ci sama li ma xam ci administration ak ci commerce ak ni mu doxalee loolu moom wax dëgg yàlla dara aw ci yoon et plus grave mooy ñi nga xam ne dañu jaayee prix boobu jaay ko gouvernement bi ci yoon ñoom ñëpp dañ leen waroon jàpp parce que spéculation parce que bu fekkoon ne gouvernement buy dox la ci yoon danañ xam ne njëg gi nga xam ne moom la ñu jaayee ñoom parce que am na prix illicite du prix bu am yoon bu aw yoon te ci loolu mën nañoo dem saisir li nga xam ne moom la ñu yore ci ceeb ba pare alamaan leen et puis sax ñoom état bi ak fi réew mu toll crise bi am na pouvoir réquisition yi mais mën na ko def pour ça moo tax vraiment man daal vraiment xaw ma lan moo xew xaw ma comme ni nga wax nii sax te li ñu yàkkamti lépp ba léegi ceeb bi demagul fenn bougé gul maître li ci bougé bëriwul alors yooyu nag comme président nit ñëpp dañu bay li ñu jàppoon ñi ko jàppale et cetera di ko accompagner alors ñi nga xam ne ñooy ay jawrinam il faut que ñu xam lan la ñu defal président de la république parce que yooyu day yàq ànd te baaxul fii mu nekk lépp lu ñu def dafa war a leer transparence totale et absolue bu ko defee ñëpp ne jàmm ñi lépp nekk ci jàmm ñu jàppale ko mais bu fekkee ne nit ñi dañoo bàyyi li ñu jàppoon ba pare ñëw gis ay rëq-rëq yoo xam ne dafay mel ne yoo xam ne yi maatay la lu yàqu ñu xam ne nit ñi nga xam ne bëgg nañu ko jàppale même ci seen ñoom ci seen bopp la papa foofu ñu bëri nañ jàpp ne yéen ñii tamit opposition am ngeen fa seen part de responsabilité parce que président Macky Sall bu ñu remonté vraiment le cours de l'histoire ñëwoon na xëy suba def décision jël décision ba pare consulté wu leen décider li mu décider ba pare annoncé ko urbi orbi def discours à la nation annoncé ko xëy suba daal ne da leen di woo téléphone benn par benn mujj gi muy da leen recevoir ubbi palais ba déroulé tapis rouge waa ETS taxaw nekk seen caméra ak seen micro ku jógee fee dem taxaw fee weeru na géej mu mel ne loolu benn pièce de théâtre bu rëy la boo xam ne ni lu ñu orchestré pour vraiment sa masque bi ñu masqué opposition bi yëpp nga xam ne dootu leen waxte dootu leen ngeen patt muuma gumba taxlu ba tax na ba mu pare ci foofu mu dem assemblée nationale yéen ñëpp presque ngeen signé ko chèque en blanc kenn ñemewul wax boobu ba léegi nag xoolal scandale yi fi am corona bi bu ñu mbajee fii ñooñu président Macky Sall tollandi ñu fële ak scandale à répétition yu ñuy def te dégguñu benn waa opposition Sonko bi nga xam ne sax moo si gën a rëy laa mi noppi na waxatul ñemetul wax fi ñu toll nii yéen ñëpp kenn ñemetul wax Idi moom xaroo du tey
sama grand bi Malick Gakou moom dafa confiné na boppam bu yàgg yéen ñëpp ngeen dugg ci confinement xam ne da ngeen a gas seen kër yi ngeen gas pax dugg ci biir amu leen télé nangu leen am télé nangu leen am bëgg leen xam dara donc yooyu moo tax tey jii dañ ne vraiment da ngeen lâché Sénégalais yi yéen vous de l'opposition vous avez complètement lâché les Sénégalais dëgg-dëgg face à un destin on ne peut plus terrible. waaw xam nga ay surtout man li tax ma ñëw fii pour wax ak Sénégalais yi wax leen ne li nit ñi foog amut xam nga comme dañ ne dañu nekk ci xare réew bu tollee foofu wax naa la ko sànq ñun seetuñ jëmmu président de la République Sénégal baal m'excusez j'ai oublié la technique Sénégal moo tax ñuy jóg boo demee tey fu mel ni États-Unis xam nga ñoo ñëpp doole téeméeri yoon ana Joe Biden mi nga xam ne moom mooy nekk candidat pour contre Trump kenn gisu ko kenn déggu ko situation bi ni mu mel moo tax loolu am moo na ngeen noppi confiné mais xam nga ne président Macky Sall xalaatut benn yoon ne mën naa tëj gémmiñu opposition ba buy def loo xam ne du yoon kenn du ko wax. maintenant kenn waxul na papa. waaw moom laa lay expliquer yow sa yaay wax fi mu ne. déedéet. ñee xaru nañu de. déedéet gars yi tey lañ gën a opposé. mais moom laa la wax sànq bi ñu demee jox seen bopp Sénégal. bon xañ na ni ñu ko bëggee woon demeewul noonu. président moom moo ci dugal aspect théâtre boobu et cetera. mais mënoon na am plus de solennité. oui c'est ça parce que moom en lieu et place d'un comité de pilotage là on a un comité de suivi. Oui. Comme son nom l'indique. Yéen presque vous avez les pieds et les poings liés. jamais quelque part parce que les suivi bi mooy. ba pare déjà àdduna nit ñi composition ba rek 30 personnes plus de 31 nangam personnes. moom yéen décidé wu leen de dara ñee ñooy dem defi lii. ñëw wan leen ngeen war a nekk di calculer kii bu ngeen après assemblée ba bu ngeen toogee bu kii nee waaw kenn déet ba pare composition bi ñu bëri tamit xam nañ ne la fa xew kii na presque 90% yi ay gars yi Macky Sall ñoo fa ne ku nekkul ci ministère ba yaa nga ca député ba wala boog yaa ngi soi-disant opposition ba xam ci suuf yaa ngi làqu dem pale donc vraiment man dama xamul comme le suivi boobu papa sérieusement naka xam nga ca Jolof dañuy wax ne fa si war a xoox lu mu tuuti tuuti doy. waaw ñun on n'a pas besoin d'être 100 là-bas même bu ma fa nekkee man deng cundum lépp loo xam ne du fa yoon Macky Sall incha allah dana ko dégg te buñ ko jébbalee defu ci lu mu ci war a def askanu Sénégal danañ ko dégg. mais suivi ak pilotage bi est-ce que dérangé wu le fait que yéen bon c'est un peu percé après la mort. waaw non xam nga fii mu nekk 1000 milliards la am na loo xam ne mi ngi jëm ci askan wi. waaw ñu war a jënd ceeb ak dawlin jox leen. am na loo xam ne mi ngi war a jëm ci dimbale entreprise yi. loolu toll na ci ay presque je crois 800 milliards et cetera. am na loo xam ne ñu ngi koy dimbale sénégalais yi extérieur. am na loo xam ne ñu ngi ko jëmale ci santé et cetera. yooyu yëpp lu ci bëri amagut. mais loolu moom li mu wax ñu def ko. ñun danañ ci teg suñu bët en amont et en aval. bu fekkee ne doxul nag ñu ne ko président lii nga xam ne moom nga santaane doxul nañ ko defee nii bu ko deful moom laa la wax sànq ñun dinañ jël suñu responsabilité xam na la ñuy def mais demuñ fa comme étant des faire valoir li nga xam ne moom la bëgg rek ñu di koy doxal mais papa ñu bëri loolu ñu bëri nañ jàpp nag ne pourquoi mu nekk ñu bëri jàpp ne faire valoir la mooy déjà président Macky Sall moom ba muy annoncé comité bi waxuloon suivi pilotage la wax daal di ne demoon na sax ba joxe composition ba calculer composition bu bëree bëri 9 membres la finalement ñu gis mu roqasi ku ne la fa roqasi amul ko fa nekkul non 30 la ñu waaw mais 30 c'est quand même énorme ñu fa nekk ñëpp oh je ne pense pas par rapport li non lu ñu war a def yëpp quand même c'est suivi bi bu ñu ko defee normalement xëy na 30 fanweeri nit ñi sax doyul ba tey bu ñu ñëwee ci profit ba ñu bëri ñaawul nañu le fait que Aliou Sall ñi ngi jooy Mansour Faye fële mu ñëw roqase Aliou Sall waaw donc loolu aussi bu nekk lu mu fa mën Aliou mënu fa dara dérangé wu leen yéen Aliou jamais ça ne me dérange pas même président Macky Sall bu fa nekkoon dérangé wuñu ba pare benn mooy xam nga nee nga bu ngeen gisee loo xam ne jaaduwul ngeen génn
jël sa responsable wax ko mais man sama problème mooy mettons tey jii waruj yu métti yeeg yu ñëpp lu soupçonné ne am na ay waruj fi corruption fële ay deal et cetera léegi yéen bi ñu joxee ay documents yoo xamante ni du documents yi ñu war a jox ñu ngeen koy xamee ak bu boobaa la ngeen ci mën fekk na le coup est déjà parti en réalité. mën nañu ñu jox ay documents yoo xam ne c'est du faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les ministères sont là-bas représentés. bu ñu demee ba nar ñoo nëbb dara. wala ñu xajamal liggéey bi. ñu leen fa njëkk dem wax askan wi li tax ñu génn ca. waaw loolu kay il faut que mu leer man de loolu laa fa toogee. waaw loolu mën naa ko dégg moom loolu moom c'est rassurant. beneen bi papa mooy wax nañu ne en tout cas ci presse bi lañ ko yëgee que ni ba ngeen defee seen réunion bu njëkk su ma juumulee ñu teg ci table bi ne am na nekk dafa am benn budget boo xam ne de 107 xaw ma ay quelques millions boo xam ne dafa war a nekk seen per diem seen carburant ak sa genre yi seen carburant ak seen crédit téléphone ak yooyu indemnité de session pati patata ak yooyu pour si en tout cas pour parce que bi may fàttali ne 6 mois la war a durer léegi nag bañ calculer ku ne la nga fa war a am si per diem yi ñu ni kenn ku ne si yéen 30 membres 38 membres 31 membres yi en comptant le général François Ndiaye kenn ku ne si yéen 30 yi xëy na moom dina leen ëppale war ngeen mooy président ba 3 millions et quelques foofu nag vraiment ci laa xawee am tuuti contentement ci sama papa ji ndax boo defoon leneen dina am gàcce boobu ndax boobu teral naa la sañu ma laa woo mais naan SMS na la papa tu m'as déçu donc j'étais très heureuse de voir que yaa lakk caax ya yow Toussaint Manga yéen a jóg ramener les choses vraiment à l'endroit xamal nit ñi ne dëgg fii du lekku du bésu du moment lekkukaay ak maccaat ak ñoomin seen que àddina moo nekk ci crise et que yéen dañ leen fa teg bénévolat sax la général bi woote woon te même bu leen woowoon si bénévolat dafa am jamono yi nga xam ne kenn ku ne ku am dërëm yaa ngi joxe di jàppale yéen war leen fa nekk di enrichir donc foofu nag laa bëgg ndax booba léegi dégguma kenn ku bokk ci comité bi ku ci wax mais comme yow lañ ne yaa lakk caax yi donc ma am mbégte nag dalal la fii dama bëgg da nga expliquer ñu dëgg-dëgg loolu naka la demee. ay surtout wax naa la ci sànq ne li nga xam ne moo xew ci suñu liggéey. mënuma koo génn ci mbedd mi. waaw mosoon papa nag lii nag. lii nag papa dafa. man xaw ma sax nu parce que journaliste yéen xaw may malaax ngeen xaw ma. nu ngeen di dem ba am yenn information yi. alors bon ña ngay liggéey daal suñ taxawaay danañ ko wane. mais péjëm bi lañ ci wax nag péjëm bi bii moom mënoo ko pont dem jàll yomb bii dootu pont péjëm bi xam naa ne ministre des infrastructures ko woon ñeme nga ay pont waaye bii moom du jàll péjëm bi am na wala amul. waaw ay surtout xam nga bëgguma trahir mais lii mi ngi si place publique papa les travaux de la commission. non papa regarde lii mi ngi si place publique bi. mi si place publique bi donc pour man li nga wax sans transparence bi nga wax lii du obligation de réserve. Bon, je vais demander aux membres de la commission de m'excuser pour que j'en parle un peu. Ouais. Parce que examiner guñ sax budget. Mais dañu évoquer rek, n'est-ce pas? Que ci projet de budget bi am na lu ñu ci prévoir 107 millions pour ay indemnités de session et cetera. Alors dañ ko évoquer comme ça. Et on a dit que kooku moom xel mënu koo dégg. loolu. xel mënu koo dégg. wallaay ci jamono ji. n'est-ce pas. mën nañ ñoom seen gouvernement ñuy defee seen erreur. parce que yow amoo dara. yaa ngi yalwaan. di wax nañ annuler dette. waaw di may. ba pare di fab ñi ngay jëndee ceeb di leen may 3 milliards di leen may 3 milliards 500 millions loolu moo fi am. xam nga loolu moom musiba la. c'est trop. alors ñun suñ ngor mayuñu. fi ñu toll ci réew mi. wallaay buñ fabul suñu alal di ci def. wallaay xaalis boobu nga xam ne askan wi moo ko moom. wallaay te lépp ay bor la nag. lépp ay bor la. parce que gouvernement li muy participer. jëlee ko ci budget bor la. bailleur de fonds yi li ñuy jox. bor la dëgg la. en xam ne dañu ciy dugal seen loxo. gouvernement nee na loolu da koy dindi seen impôt. kon ay bor la.
loolu lépp askan yu moo ko yenu wallaay comme askan yu moo ko yenu nag dafa rafetul ñuy mën a sax xalaat waxuma sax di ko def mais di xalaat nit ñi nga xam ne ñi ngi ciy liggéey di saytu war naa am asi tur li ñu teg seen loxo loolu daal fu mu ñu mën a fekk dañ koy bañ ba dinay tukki est-ce que yëg nga ne loolu nga wax ba après ni ñu ko relaté dans la presse nga xam ne général bi dafa abondé ci sa sens yow am na quand même ñoo xam ne métti na leen seen sa membre yooyu am na si ñoo xam ne dañ jàpp xëy na yow milliardaire bu làqatu nga soxla woo ko waaye ñoom soxla nañ ko seen oto yi amul carburant amul nangam pati patata am na si ñoo xam jëpp nañu si enal na la si sax ma ne kii mi abi si mi xam pourquoi ñu dugal ko fii ci li ni mel nañu yàlla bañ a jéppi rek ak askan wi loolu rek am solo ñu bëri ñi ngi transcender sax li ñuy dund léegi di xalaat à l'après Covid bu ñu nee après Covid nag fii ci réew mi ñi ngi xalaat côté économie bi ñi ngi xalaat côté politique bi ñi ngi xalaat tamit ne Afrique ban jàngat la mën a jël ci lii nga xam ne dal na ko. xam nga loolu bind naa ci déjà ñaari article yoo xam ne publié naa ko. ok ci tënk na ma wax àdduna bi buñ fa jógee day soppeeku. day soppeeku. c'est clair ouais. xam nga première réaction bi am nit bu si tiitee day dellu ci ay mbokkam day yaakaar ne fa la am sécurité dëgg la may wax ne boo tasee xurdonk xam nga xurdonk déedéet mooy escargot waaw ci mbedd mi boo ko jubee rek mu lemu parce que dafa tiit signal tim boo tasee moom ci mbedd mi boo ko jubee rek mu tiit dëgg la moo naat bu tasee gaynde ci àll bi day dugg dëgg la gisoo sénégalais yi nekk bitim réew maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen sargal di leen ñaanal xam nañ ne Europe seen hôpitaux yi moo gën téeméer yoon mais buñ tiitee dañuy daw wut ci seen i mbokk alors première réaction bi état yi def mooy dañuy recroqueviller ci seen bopp niñ doon demelante dikkante day xaw a wàññeeku tuuti te li am sama yaakaar buñ defoon ndànk dana am des mouvements des soulèvements populaires un peu partout dans le monde parce que dana am ñoo xam ne dañ mere seen i gouvernement muy société civile muy ay opposition et cetera danañ jóg te kenn du leen mën a téye Afrique fii la mën a jaaree am indépendance am mbaa mu sànk bu àddinay tukki absolument lii buñ ci génnee président africain bu ñu gis ngay am jukkoy ak taxawaayu nekk surga tubaab yi bu population bi jóg dal sa kaw da lay bett te comme demee ne nii bopp sa xaw ma nu ñu koy waxee ku nekk sa bopp. waaw bopp sa bopp. bopp sa bopp ñee dootuñ ñu tal. il faut que ñu nit ñu am pexe yoo xam ne dinañ def suñuy manin ba jëlee suñu bopp moom suñu bopp dëgg. parce que occasion bu rëy la. pour Afrique am indépendance am. mais buñ fi jógaatee ñu dem di sibooru tubaab yi et cetera lu nekk ñu dugg ca defaruñ suñu système de santé bi defuñ njàngale mi. defaruñ mbay mi et cetera nit ñi mën a dund bu baax loolu dootu fi am chef d'état bu jiitu na nga ko xam bind naa ko wax naa ko buñ ko jógee xañ na ba passé ci bon dana adduna bi dana gën a mën a calmaat nit ñi xam ne bon ay guerre yi ñu doon def ak et cetera jaru ko parce que virus bu ndaw boo xam ne kenn mënu koo gis te ñu ngi yore ay bombe atomique yu nekk mënuñ ko dara kon seen xel yi dana desiwaat alors fii ci Sénégal wax naa ci sama article ma ne ñetti ponk ngi nii buñ ci jógee ñoom ñoo war a xëcc réew mi ñu topp leen benn bi mooy exécutif président de la république li mu war a def xam na ko mooy jarul sax ñu naan dialogue politique et consort war na jël ay mesures ba mu wóor ne élection bu fi amati léppay leer transparence benn contestation mënatu fee am xam na fi nga xam ne foofu lay jaar pour def ko mooy benn ñaareel bi justice nga xam ne ay kàngam fa nekk des hommes de valeur xam ay de hauts magistrats li nga xam ne moom lañ leen di jiiñ peuple bi yaakaar ko ci ñoom xañ na sax bu amul ne ñoom dañoo amul indépendance par rapport à l'exécutif ñoom it war nañu poser acte bu rëy a rëy pour won askan bi ne li muy xalaat amul nekkuñ fii pour nekk ci suuf ordre exécutif président de la république dañoo am seen indépendance di ko doxal parce que justice moo yore réew ñetteel bi mooy la presse bi
il faut que nguur gi jàppale ko. jàppale ko ba li muy def ci yenn yi ay ligne politique politicienne politique diversion politique caaxaan yooyu ñu génn ci. xam nga actuellement la presse est de qualité. Des émissions de qualité yoo xam ne ay borom xam-xam la ñuy woo ñuy wax affaire u développement et cetera ñëpp di ko seetaan. ligne boobu il faut que presse bi continuer di ko def. bien sûr il faut ma ay divertissement ay consort et cetera. mais nit saaga na diw et cetera nañ dem téléviser ko dox ko ci rajo yi. yooyu dafay war a jógee. bu amee ñett ñooñu. ñoom ñuy xëcc li des ci économie. c'est ça réew mi gën a mën a dox. actuellement nag xel yëpp ñu ngi dem ci campagne agricole bu 2020 gis nga bu 2019 déjà c'était compliqué. donc bii nii ak dans le contexte actuel je sais pas ce qu'on va devenir. gis nga agriculture bu la ci kenn nax xaalis moo ko yore. xam nga def naa 2003 la. oui Maputo. man maa defoon proposition ci conseil des ministres. que budget état africain yi. nañu def téeméer bu nekk ñu fa fukk def ko ci mbay mi. ba mu ñëwee chef d'état yi d'accord que ñu adopté ko moom la ñu doxal ci Afrique actuellement ci affaire mbay. mais man ba ma koy wax dama ne woon budget investissement. waxuma nga ñëw ne par exemple budget Sénégal ñu ne 3000 milliards la wala 4000 milliards la bu dee 4000 milliards 400 milliards yi agriculture la war a dem. bu dee 3000 milliards 300 milliards yi agriculture la war a dem. mais la ci ëpp bu demee agriculture dañ ko def investissement. maanaam li baykat bi jumtuwoo. njiw engrais li defaraat suuf si et cetera et cetera. pas mu nekk ay budget de fonctionnement. yoo xam ne dañ ciy jëndi oto. di ci jënd essence. di ci dem ay mission. loolu taxul ñuy wax. parce que boo demee réew ñu mel ne Europe. ñoom ni ñuy jàppale seen agriculture da ngay gis ne dañuy joxe 2 euros par jour maanaam lu mat ñaari téeméeri dërëm. ñu koy jox nag yi par jour subvention. par exemple fu mel ne ceeb bi. nga ceeb bi wax jee fi nekk am na loo xam ne buñ ko deful du sotti. xam nga ceeb amul mbayu ceeb amul rentabilité. ah ouais. oui boo bayee par exemple boo bayee hectare ceeb xam nga lan nga ci am. 300000. xam nga boo bayee patate douce. patate. waaw patate. ci dex gi. oui. mën nga ci am ba 2 millions hectare bi. xam nga boo bayee hectare soble. mën nga ci am 3 ba am 4 milliards. 4 millions. maintenant. waa vallée bi. li ñuy bay ci patate douce di ko bay ci soble moom moo leen di financer sax seen toolu nu mu tuddati ceeb bi. donc tant que état jëlul ay mesures pour investir soutenir ko subventionner ba ki nga xam ne mooy bay ceeb bi gis boppam bu ko bayee mu am rentabilité bu baax mu mën ci am xaalis bu doy autosuffisance yi duñ ko am rax ci dolli il faut que ñu jël ay techniques modernes. par exemple ay avion mën nañoo ji ceeb mën nañu désherber tout ça et cetera buñ deful loolu duñ ci génn. mais man sax am naa ci yeneen xalaat parce que bon man bu doon man par exemple vallée bi dama jël rek di ko def ceeb. boo jëlee par exemple maraîchage nga xam ne Sénégal dafa am position yu bëri sur le marché international. boo ko fa defee xëy na sax mu wàññi ceeb bi tuuti mais la ngay économiser ci mbayum ceeb ne da nga koy importer mën nga am fay lu ko ëpp junni yoon. parce que Sénégal dafa positionné ci marché yooyu. alors maa ngi dégg ñu ne dolli nañ xaw ma ministère de l'agriculture 20 milliards et cetera mais bon yooyu yëpp du dara ci mbay mi quoi. baykat yi ñoo gën a sonn. wallaay ndeysaan ba indépendance ba léegi lu nekk def nañ ko génnuñu ci. kon nañu fab xaalis bi ay dëkk yu mel ne Inde noonu lañ def ba génn ci. Inde 1 milliard 300 millions d'habitants lañu. dañ daan dee xiif. mais bañ demee ne xam ne mbay moo yore réew. ñu dugal ci alal ju mat sëkk. ba fi mu nekk kenn deewu fa xiif. Sénégal dafa war a jël exemple yu mel noonu pour ñu mën cee génn yu baax yooyu nag moo war a def fii tache d'huile. waaw léegi yii nag un mot de politique moom laay kenn ndax li ma koy wax tout le temps. rof yàqul jën ñambaas yàqul sër. mën na si ñàkk émission à la base émission politique la bien que moo koy dañuy def focus sur l'actualité. yéen nag moom damay jox ay kii rek nga ne ma waa wala déet Mansour Faye ak Karim Wade même destin seen similitude lan la.
man de démarche yi. Mansour moom wax dëgg yàlla xaw ma ko xam naa Karim liggéey nañu te boobu ba léegi jàpp dañ koo tooñ mooy comme Aïda Diong rek. j'en profite président Aïda Diong delloo ko yëfam. vraiment jigéen bi jàmbaar joo xam ne liggéey na alalam boobu ba léegi xale yi juddoo jamono Senghor ba léegi ñu fab ay bijoux mook or yëpp téye ko et cetera jaay ko doole vraiment nañ ko delloo yëfam quoi jàmm ne béy. alors donc Karim amul ku mën a wax ne gis nañ kayit boo xam ne da ci def fraude et cetera amul. moom kay dafa am rek luñ koy jiñ ne ko yow daal am nga xaalis bi foo jógee. loolu tamit kenn xamul lan la. te def ko ci cour boo xam ne bii cour spéciale la cour de répression de l'enrichissement illicite. yooyu yëpp teguñ ko ci yoon. Mansour nag moom ñoom jeexalaguñ seen nguur. kee doom la kii rakk la. xaw ma goro. on va voir d'ici la fin de façon bu fekkee ne erreur yi muy def et tout ça il n'est pas trop tard de rectifier. mais foog nga ne comme ñu bëri ni ñu jàpp ne Ablaye Wade di ko yàqaloon mooy bëggoon teg doom ji fii après en tout cas après moom et que aujourd'hui gis nga ñu bëri nañ ne moo tax la Mansour Faye son image et tout ça a du mal à passer parce que ñëpp dañ jàpp que lu ne loolu daf dox ku Ablaye Wade daal ma wax la ci dara nit ñi amoon njort ci loolu amul ku mën a taxaw ne la wax na ma ko. waaw mais bu ko waxoon tamit xëy na acte dafa posé ay actes yoo xam ne waaw mais loolu ay njortul rek. ay njort léegi nag même njort yooyu man de mosuma koo dégg ci moom. waaw mosuma dégg tim koo xam ne nee na dégg na ko ci moom. waaw léegi te mënuloon a am c'est pas possible. waaw xanaa kay Karim ñëw présenter élection nit ñi fal ko. mais kaay wutuma. waaw loolu mënul am. amu fi mais kii nii kaay wutuma mënu fi am. xam nga ko xam naa ko réew mi xam na ko mais terew am nañu ay esprit malin yoo xam ne dañu bëgg a forcer donc là nii ñu bëri jàpp ne président Macky Sall pourquoi vraiment il s'entête à ñu forcer goro bi comme ça ñu ko forcer mooy comme xool na ci gaawam yi amu ci kum ci wóolu carrément ak yooyu mais non xaaral kii Mansour ma bëmax ko Sénégalais yi mu ñu def social ak yooyu comme Sénégalais yi ñu bëgg social ñu xiif xëy na ñu social forcer ñu ko donc moo tax sànq ma ne la ni ñëpp jàppee na Karim moo nekkoon talon d'Achille papa ji est-ce que kii narul nekk basu goro bi en fin de compte. mbir de boo ko ba ma xëy ci lu mu xëyut mu toj. donc ma ñëw ci beneen mooy. justement papa sa relation ak Macky Sall la suñu dernière émission laajoon naa la ko. nga ni ma vous avez de bonnes relations c'est toujours le cas. waaw c'est toujours le cas bonne relation du ñu ngi gisee de nda leer. nu ma gisee man. mosuma gisee ak Macky Sall. gisantewu leen. ba mu nekkee pouvoir ba léegi. toogu leen mosuma toog ak Macky Sall muy leer. toogaloo ci mi ngi may dégg tooguñ ci kaw. tooguñ ci suuf. waxuñ téléphone. benn yoon laa ko mos a dégg téléphone. mooy mi sama soxna génnee àdduna. mu woo ma di ma ko jaal. terewul nag moom. parce que maa ngi moom dañu seqoon jàmm ak salaam. bi nga xamee ne ñoo nekk ci gouvernement bi ba mu nekk premier ministre. jàmm jooju ba léegi même xanaa keroog bi ñuy installé comité de dialogue national waxtaan nañ fa tooñante tuuti bon comme on était des amis des appartenant au même gouvernement. loolu mooy nekk suñu diggante. soxnaam tamit di soxna su baax. dëgg yàlla. suñu soxna la mais n'empêche nag dañuy opposé wu. ñu réew mi. moo jiitu loolu lépp. dëgg la n'est-ce pas. dëgg la loolu il faut que nit ñi xam ko. c'est pas parce que dañ naan kii président suñu waay la et cetera frère ami et cetera bon ça c'est bien c'est d'un côté et cetera. mais dem lañ te wuñ dikkante wuñ. loolu xam nga dëgg-dëgg dafa jaxasoo. Pape fii nii kenn xamante opposant yi naa nga am na opposant ci kaw ak opposant ci suuf. nga xam ne man de bu fekkee am na tamit opposition yi dem pale guddi daal Habib Sy bokku ci. waaw yow moom loolu moom. waaw mën naa la ko seedeel. léegi papa Pa Wade
sa góor gi mi ngi fi ba léegi. sama góor seeti nga ko. oui maa ngi moom on a gardé les mêmes relations. moom mooy sama lépp c'est mon maître à penser et cetera. xam nga photo bu doy waar bu nekkoon sa kër. oui suñu relation c'est autre chose. ndeysaan macha allah mais moom ni mu tekkaaral ni keroog waxoon naa ko fi moom ba ma invité xam nga dama kan laa invité sax. ba ne ko nag dëgg nag paa bi c'est vrai de temps en temps ma yor dina génn ay communiqué ak yooyu yoo xam ne qui émane de lui mais vraiment paa bi période bii moom muy ku yàlla baaxal dëgg doon na baax nga xam ne mu génn defal ñu tuuti wax tuuti quelques mots quelques nangam ak yooyu looloo jaaduwul papa. ndax comme soxlaatu leen ko kay. ku leen soxlaatuñ ko. peuple bi yéen a def erreur. waaw jëlee fi si góor gi erreur historique boo xam ne kenn mënu koo réparer. man xaamu noppi man sañu maa wax. kenn mënu koo réparer. li ñuy yàq peuple dañuy juum de. doy na waar de peuple dañuy juum bon mais moom xam nga bon ñàkk ko de. maa la ko wax de góor gi man sama papa dama kaa bëgg rek. beneen affaire la wadd kaasa laa dégg. maa ngi koy profité di ko ziare ci koor gi parce que bi ñu waree ba léegi gisuma ko dégguma ko di ko balu àq di ko ñaanal yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na ko yàlla bàyyi suñu biir bàyyi ko suñu kanam c'est notre maître à penser aw ma benn problème ak moom nag xam ko léegi papa émission bi jeex na yaa ngi woon coalition Madické 2012 coalition moom lañ nërmeeloo na non xam nga Madické Sénégalais yi itam la dañuy jom buñ xamoon li gën ci ñoom Madické la ñuy fal président. Oui c'était le meilleur candidat à l'époque bon. mais ma sa nekkul ma a foog ne grand bi tamit sama papa ji dama ko bëgg Madické mais foogoo ne campagne bi naka gars yi doon kii nu ñu découvrir son côté rigolo yooyu xaw ko desservir tuuti. non je pense pas d'abord dafa yéex a ñëw. waaw dafa yéex a ñëw ndeysaan. pour mu am li ñu ko tuddee des affaires yooyu parrainage ak yooyu. mais c'était pas évident mu jàmbaar ba génn ci. wallaay donc Madické 3 mois la 4 mois la dugg ci affaire bi. ak baax tamit a gore. bon léegi ba léegi nag bon Madické 2019 jeex na. waaw yaa ngi ci. bon non man dama amee parti politique. mais nag papa sa parti bi nag da nga bàyyi mi na lool nag moom tamit. non bu ñu génnee ci lii da ngeen ñu dégg incha allah. waaw parce que bi ñu ko amee yàggul noonu. mooy nañ ci veille des élections. on n'était pas prêt. Madické mooy suma xarit. moom laa gënoon a wóolu. ma dem ànd ak moom jàppale ko. moom nag léegi mi ngi ci ndigal ñi sant sëñ bi bu baax. di ko ñaanal li nga xam ne moom la ko sëriñ Mountakha yéene. yàlla na ko yàlla dimbale. amiin yaa rabbi. ba dara bañ koo fakkatal. amiin yaa rabbi. ñi nga xam ne ñoo àndoon nag ci coalition Madické 2019. xam naa bu ñu génnee ci lii. danañ xool ñun nan la ñuy def. ba li nga xam ne mën nañ ko cee wóyal ñu wóyale ko ci. waaw man dama yàq sax nga dugg ci palais bi man palais bi yow laa yàq nga dugg ci palais bi ndax man dama ñëw fa di daagu def samay affaire Habib Sy ministre d'État sa émission jeex na. merci bien ma bàyyi la nga tàggatoo Sénégal yi doon seetaan. waaw maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp di ñaan ni ñu koy waxee ci njëlbeen gi mbas mi yàlla na fi yàlla jógee. amiin yaa yàlla na fa yàlla jëlee ak jàmm. amiin yaa rabbi. di leen wax li nga xam ne moom la ñu médecins yi di sant nañ ko def. buñ ne nañu takk masque nañu takk masque. waaw nañu masque wu. buñ ne nañu raxasu. yow booy joxoon sama masque bi. nañu raxasu. sama masque mi sama saag bi foofu. buñ ne nit ñi nañu soriante par benn mètre. nañ soriante booy jëndi mburu booy dem marché na nga ko def. xam nga nag li may wax ne Sénégal. loo yëkkati ku nekk ne expert la ca. et football. expert politique journaliste. économie journaliste et cetera. mais nag 16 millions Sénégalais yëpp mënuñoo nekk médecin c'est pas possible. mënta nekk dama am samay ay fans nag samay petit chouchou professeur Seydi dama ko bëgg. ñëpp a ko bëgg. vraiment professeur Seydi dama ko bëgg. vraiment tout le monde l'admire hein. non je l'admire. ñoom ñëpp avec son équipe. franchement les Bousso ni mu jubee noonu xam nga. ministre bi tam jàmbaar la wax dëgg yàlla. parce que boo mais des politiques man Diouf moom day. waaw non jàmbaar la kay. waaw politicien la mais boo xool foofu moom dama ko may buzz fii professeur ak keneen kii Bousso ñaar ñooñu. ñoo dama leen bëgg ñooñu. donc vraiment ces gens là je les adore ñooñu moom il faut mu am leen balaa kii bi daal nga foog ñu toog fii ñu waxtaan. buñ ci jógee nag bu président wax rek xam nga ne opposition bi wax opposition yi wax buñ ci jógee ñi dañ leen war a décorer. c'est ça ñoom ñëpp dañ leen war a décorer. non dañoo xam nga fa laa doon jëm. xam nga man il faut ñu liggéeyal leen dara. Sénégal itam man dama ne woon bu ñu demee ba ay 20 heures. waaw
ku nekk ci sa page Facebook. nga bind boog soutenir leen. wallaay dëgg la xam nga jërëjëf day yàq loraange quoi. mais ñii ngay xaru fee di nekk ñu di ko def personnel de santé bi fii mu nekk boo demee affaire baa ngi leen di dal. te yëguñ benn soutien boo xam ne foofu ñu leen koy def nee naa sunu artistes yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi làqatu fee di woy ay corona ak naan boo xoolee ay ñoom Lady Gaga concert bi ñu def ñoom lañu jël foofu ñëpp lépp lu ñu fa jël ñoom lu fa tukkee ci xaalis personnel médical parce que ñoo ñuy faj xoolal ñun suñu médecins yi ni ñu góor te xoolal neesaan ñoom jamono yi nga xam ne président Macky Sall ma ngi ludoo di làqatu di ludoo ñii ñi ngi jàmmaarloog feebar bi au quotidien di wàll seen i mbokk di feebar ñoom te ragaluñu feebar bi ñi ngi koy jàqal ak vraiment presque à main nue donc ñooñu le personnel médical là vraiment ñun ñëpp dañu leen amal njukkal te comme ni nga waxee bu ñu ji génn ci lii il faut réew mi delloo leen njukkal il faut ñu delloo leen njukkal c'est vraiment le minimum ma leen di kii di leen sargal encore ce personnel là professeur Seydi nag moom laa jiital rek ci kaw vraiment professeur Moussa Seydi moom réew mi yëpp ko bëgg fii nii moom c'est la nouvelle star yàlla na ko yàlla la fal cat waay professeur Moussa Seydi mi ba fi nekk loon mu ñaaw yàlla la yàlla fal cat non il a une bonne équipe il a une bonne équipe ba il est droit dans ses bottes imperturbable brûle man kii daal macha allah professeur bi bu ñu fi jógee ci lii daal amatut buñ fi tawee nañ fi defar ay hôpitaux yoo xam ne yi yu mucc ayib kenn du fi jógee te ne maa ngi dem fajoo ji France wala Maroc ku fi jóge sa affaire la boo demee ñu préfet dem deewu ji fee seen affaire la boo naree dem ni ñaa lay fekk ci aéroport ba tëye la kan la barkaat waaw man na j'ai envie de remercier quelqu'un boo xam ne moom tamit bokk na ci liggéey bi sàng maa ngi doon sànni xeer état bi mais moom nag bokk si ñi may sànni xeer dafa naa daal ci administration président Macky Sall bien qu'il était là de votre temps moom dama koy njukkal bu baax parce que déjà c'est pas un politique warul caméra warul micro muy ne Moustapha Ba xam nga ko le directeur général du budget laaj ko il est excellent moom ndeysaan liggéey rek la xam nekk ci chiffre c'est quelqu'un que j'adore man sapeur pompier laa koy woy moom xam ne li may wax benn bés ne Abdoulaye président war da ko recevoir quoi bi mu développé pare président ne koy xale bi li foo jàngee billaay c'est un esprit brillant macha allah non il est très bien nit ku baax la man sapeur pompier laa koy moo xam ne li may wax sapeur pompier fu sama bët xonkere ma daw woo ko grand dangam ba pare liggéeykat la budget bi xoolal ni mu force Covid bi xool ni mu liggéey làqatu chaque jour ma woo ko sara moom rek laay woo di nga sara ko ne ko kaay ñëw mënu duma ñëw bëggul émission bëggul nangam mais c'est quelqu'un mais non il y a tellement de compétences dans l'administration oui il y en a plein partout et puis vraiment on a des gens qui ne font pas de bruit on a des cadres extraordinaires en tout cas boo dégloo ñu wax rek nga xam ne Sénégal mën na dem franchement ils sont dans tous les domaines en tout cas ñi ngi sénégalais yu mag yooyu ñoom laay woowee les grands sénégalais qui sont dans l'ombre ñi ngi leen di gërëm Mamadou Moustapha Ba moom directeur général du budget kii ku ko laal maa lay somb engagé la xeex dafa yaru boole dafa yaru donc grand félicitations ci liggéey bi di gërëm tamit bu baax sénégalais yi président Macky mooy ñu ñaar wooñu man a grand bu dem bàyyi ma de bu la may rek woo ma donc ñu gëm leen sant si teewlu bi ma may ma si tam sama rak kii nag moom kii moom dóoru ma ko moom bien ndax moo may jàppale ci émission bi dina ma rey mais ñoom damañ tudd uniquement pour les énerver sama rak la ñoo ma ko nekk bàyyi maanaam jox ko mu nàmp donc il est juge mais c'est un journaliste à ses heures perdues donc moo may jàppale si émission bi damay jàppale si yeneen Ahmadou Moustapha Fall sànq ba nga waxee affaire tribunal sama xel dem ci donc il va me tuer mais je te remercie Tafa Fagnang sama rakk la moom aussi moo topp ci Tafa mi ngi foofu commissariat bu Thiaroye moo tax juste pour l'énerver ak sama rakk yëpp daal ñoom su fekk mu xayri malado ma ca Gandiol chéri Amadou Ka ñoom ñëpp sama rakk daal tey maa leen di bisou donc sama masque day wàcc nag ma monsieur Niang maa ngi lay sant bu baax ci ni nga ñu yoralee suñu doom ji xam naa di nga ko wax non en tout cas je te remercie papa je remercie tout le monde alors Ndeye Malle Glam Style by Mado moo génn fii ci perruque bi ak yii nii bagages yeeg yooyu affaire yi ni nee na man leen nag nee na yii dafa génneel ci kii bi korité bi lay waajal ak koor bi nag yéen yi dafa baax si yéen yu baax yi perruque la da ngeen di waajal korité lu ngeen ciy def korité sàq mi dara sa photo snap kuku snap dañuy def mën na si ñàkk di yéen da bëgg leen jàmm daal fañ jàmmal suñu bopp na papa ci la bokk xanaa loolu ci la bokk ñu ngi dund pour le moment Glam Style by
bàyyi ma les tatouage yi tamit waa gis nga tatouage yi aussi yii nii yëpp Madeleine man leen tey yow laay liggéeyal tey yëpp naa Madeleine la tatouage yi bagage yi yëpp ku ko bëgg daal Glam Style by Mado moo génn ci perruque bi tresse yeeg make-up bi tatouage yi bagage yi yooyu ak lan Mado fàttewu ma dara ak yére bi Madeleine moom habillé tamit même yére bi aussi Madeleine moom habillé donc tey jii daal Glam Style by Mado ñoo ma yor masque bi tam moo ma ko jox moo tax mais masque bi moom Mado mi ngi wàcc rek waaw moo ma jox masque bi donc numéro baa ngi fii si suuf Cissé moo réalisé émission bi moo ko produire sama doom ji of May le visionnaire Moussa Sène ci montage bi Abdou ci lumière yi ak kan laa fàtte ñoom aada cuqale ci décor bi ak sama xulóowaale bay njool ñoom MC Giz ak Weuz ku ma fàtte nga baal ma face to face la woon incha allah beneen dimanche beneen émission ak beneen masque bu gën a baax bi